gaawu ñeent fukki fan ak ñeent ci weeru janvier ci weeru avril ci atum 2021 mbokk yi benn waxtu jot na yegg si leen ak jàmm ci xibaaru njoloor yi. li ci gën a fës nag grève ñiiti liggéey ci mbirub transport te ñuy yóbbu li jëm ci mbirub hydrocarbures yi ñoom dañoo bank seeni loxo ci fan yile tax nag ba nit ñi bëri na ñoo xam ne dañoo am ay jafe-jafe ngir jot ci liiti essence wala carburant googe fi mu toll ni nag mën nañoo jàpp ne ab waxtaan amoon na ci bésub tey gile ngir xool nan la ñuy amee jàmm ci mbir moom mi. ginnaaw nag conseil bi xam ne njiitu réew mi amaloon na ko itam jëm ci mbirub xëy géek liggéey ci biir réew mi ñiiti agence yi ñoom nag tàmbali nañu wàcc ci mbedd gi li ñu bëgg mooy xool nañ la ñuy def ba lépp loo xam ne njiitu réew mi joxe woon na ko comme ay digal rek foofee ca centre international de conférence bu Abdou Diouf ñoom ñu taxaw ci ngir mën ko matal benn yoon itam ñu jeexal xibaar yi ak li koy mottali muy article de la semaine ñu war ci ànd ak El Hadj Malick Cissé ak lii ci revue de la presse maanaam li yéen kaay xëyee tey ñu war ci ànd ak Assane Top lii mooy liñ leen andi lu gën a fës mbokk yi léegi ñu yaatal ko. mbokk yi yëgsi leen ak jàmm ci xibaaru njoloor yi ñu tàmbali ko ak naqar gi xam ne xibaar bu tiis gi dal fële waa Linguère foofe nag ca hôpital bi ñuy woowee hôpital Magatte Lô département bu pédiatrie ci waa néonatologie nag foofe mën nañoo jàpp ne ñeenti gone ñoo ñàkk seen bakkan ginnaaw nag ab laq ga fa am laq goo xam ne tax na ba ñeenti gone yoo xam ne ñoo ngi doogaata juddu dañ fa ñàkk seeni bakkan ñaar nag lañ ca sowe ci lu ñu xamagum ci xibaar yi mën nañoo wax ne loolee li ko waral mooy ab court-circuit fii ak nag xibaar yi ti jeex wala ci yeneen xibaar yi ñëw dinañ leen ci andil ay leeral. ñu wax ci leneen loo xam ne nag joxal na sénégalais yi ci diggante démb ak tey surtout nag fii ci ndakaaru muy li jëm ci mbirub essence wala sax lépp lu jëm ci mbirub carburant jot ko nekk na loo xam ne jafe na loolu ci biir station yi nit yi dañ fay xëccoo rang yi metti na loolu ngir mën a wut essence nekk mbir moo xam ne nag xaw naa jafe li waral loolu moo di ne ñiiti liggéey ci mbir moomee maanaam ñiy dawal oto yi yore essence yooyu ñoom ñoo bank seeni loxo ci diirub ñetti fan mu nekk ab banque loxo goo xam ne nag sénégalais yi ñoo ngi ci am ay jafe-jafe yu dul jeex ndax oto yi ak lépp loo xam ne dafa jëm ci mbirub livraison wala sax ci dem ak dikk dafa mel ne nar naa taxaw benn place Abdourahmane li def na ab wër ci yenn ci station yooyu. si naaj bu tàng jëri la borom woto yi ak moto yi di wër li nga xamante ne jaral na leen lu ne jamono ji mu di carburant kile di ab artiste daanaka def na lu ëpp ñaari waxtu fii si station bopp bi muy station bu fees dell ak nit ay nit yu naxari deret ay saagante ñàkku ci lépp ngir jot ci carburant. man je dis que ne tey sénégalais yi la ñu yàqal sénégalais yi nga xamante ne tey carburant dafa bokk ci liy doxal seen liggéey tey ñoom ñëpp la ñu stationné ba kenn mënul liggéey donc je pense gars yi war nañu mën a xool beneen solution bu ñu mën a def parce que bu ñu tollee fii ci Sénégal. donc li ñu war a mën a gën a xool mooy liy jëmale réew mi kanam donc lépp loo xamante ne day reculer réew rek wala day bloquer sénégalais yi ci seen liggéey wala dara ñu jël teg na le parce que pour man amul benn sens quoi. aw ma essence mënu ma dem donc li may mën a def bu fekkee minuit la ñuy jaay sax je serai obligé toog xaar ba 0 heure pour mën a am essence pour mën a ñibbi dama woor sama liggéey teelu ma woon pare mais je suis obligé ma wàcc. xol bu jeex ngay seetlu si kanamu Bàcc Njaay même bu fekkee ni jot na ci carburant wama ñeenti waxtu mu toog di ko xaar ñu si bëri demuñu julli ji juma ñeenti waxtu mu koy dem ak ñëw kii lee nga xamante ni si càq-càq li yëngu daanaka mujjul dox li di ay yónneentam. si suba ba léegi am naa presque 8 courses yoo xam ne dama leen ne leen mënuma daw parce que aw ma essence waaw lii moom dañ ñu si dimbali te yàlla rek tax dañoo grève ñun on a lii dañ ko soxloo parce que lii moo ñuy may dépense waaw dépense pour li moo ñu koy may sonn nañ trop nag. si jamono jooju Babacar Ndiaye mi ngi fexe ba rang bi nit ci topp ko ay waxtu yu bëri mu nekk di ko xaar
nee na fasul yéene benn yoon bàyyi ku ñëw léegi dugg ci rang bi. léegi ñu obligé jël numéro yi léegi ñeneen ñi ñoo xamante ni dañoo mujjee ñëw ñu bëgg a dugg pour ñoom ñu jaay leen après ñun ñoo xamante ne ñoom ñoo jël numéro bi ñoom ñu des si gannaaw ki laa dem ci moom ma ne ko ñoo xamante ne ñoom ñoo jël numéro da ngay jël par benn kenn ku nekk ki mu topp xam na ko boo naree jëlee loolu da ngay indi fit na quoi te loolu laay bañ. non man moom ku ñu nar a jaay koo xamante ne fii nga ma fekk da ngay jël sama bakkan parce que du ma ko nangu. kile moom mi ngi toog ci wotoom di xaar waxtoom jot Amaay Sambu lay wuyoo mi ngi woo nit ci fi nekk ñu ànd ak discipline muy ki yëngu ci wàllum jënd ak njaayum oto mu ngi xamle ni bëggoon na teel a yegg bi les grève. peut-être bu ñu ko yéegaloon comme on dit comme ni ñu defee grève kii pain bi bu manqué dañ koy wax mais fu mu ne nii léegi donc on sait pas donc bu ñu ko waxoon daal à l'avance dañu xam ni ñu waroon a def. xar kanam bi benn la ci station bi nekkee fii ci Liberté 6 muy station bu fees dell ak nit Tidiane Ndaw ngi xamle ni niki 14h maanaam ñaari waxtu mi ngi xaar moom it ci wàllum jënd ak njaayum oto lay yëngu mi ngi xamle ni sonn na loolu. depuis après prière jumaa ji rek maa ngi fii quoi durant avant fii def naa le tour ci station yi fépp fu ma egg rek dañu ma ne amul essence amul carburant dafa jeex quoi. day yàq si activité yëpp parce que da nga war a am ay courses yi nga war a def yi nga war a lijjanti yi nga war a régler te ba amul carburant doo dem quoi. loolee yëpp rëccul kii di responsable station bi mi ngi fexe kon ba régler coow li nga xamante ni moo nekk fii. Abdourahmane Ly kiiti Mahanta Gueye nag moom nekk conseiller technique bu Sophie Gladima Siby maanaam jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci mbirub gaz ak pétrole moom nag xamle na ni fi mu toll nii na nit ñi def ndànk sudul loolu pénurie gaz mën naa am ci biir réew mi wala sax pénurie carburant ndax waxtaan am na ci diggante ñii lay syndicaliste ak waa patronat bi waaye dafa mel ne déggoo jegeegul ñu am ko moo tax nag fi mu toll nii li mu bëgg mooy waa patronat bi def ab tànk ñëw jege si ñiiti syndicaliste yi ci li ñu bëgg su dul loolu nag dina andil ay jafe-jafe yu dul jeex ñiiti sénégalais yi ci biir réew mi ñu teewlu Mahanta Gueye conseiller technique bu ministre bi yore lépp lu jëm ci mbir pétrole ak gaz ci jokkoom ak Migi Maham Ndiaye. may leeral mooy loolu diggante ñaari privé la c'est-à-dire syndicat transporteurs yi ak personnel bi la état bi li nga xam ne moo ciy waru garam mooy toog déglu seet ba nga xam ne comme assisté leen ba ñu signé li ñuy signé léegi nag bu ñu signé li ñuy signé ba pare moom mu ne nag comme li ngeen di d'accord ngeen ci lii danaa fexe ba li ngeen d'accord bu ëllëgee man maa koy surveiller maa koy sàmm mais état bi loolu moo ciy responsabilité mais ci négociation yi kooku ñaari parties yoo xam ne c'est des parties privées yoo xam ne ñoom ñoo ko le ministre wala liggéeykat yi wala tamit syndicat patron yi bi ñu waxtaanee ci àllarba ji li nga xam ne liggéeykat yi loolu lañ soxla woon mooy ñu dellu table négociation bi boobu poñ réglé nañ ko parce que jubóo nañ ci bi nga beneen poñ bi nga xam ne moo ci desoon mooy li nga xam ne moom la ñuy laaj pour ay ndàmpaay ay xaalis ak yooyu nga xam ne kooku dañ ko war a yóbbu ci table de négociation kooku sax du pour négocier ko fii mais loo xam ne base na juste pour waxtaan ci loolu tamit patronat bi wax na jox na leen loolu mais ci li mu leen jox nee nañ loolu li mu leen proposé ne nañ négocier ci base boobu ñoom nee nañ loolu xeeb nañ après ñu toog waxtaan ak ñoom ba ñu d'accordaat patronat bi tamit accepté yokk li nga xam ne proposé woon na leen bu fekkee ne nit da ngeen a yebal wóolu leen bu fekkee ne tamit te mu ngeen ba tënku ci dara da ngeen ci accepté d'autant plus que lii négociation kese la bu fekkee ne situation bi aussi xaw na yàgg li ci mën a nekk mooy d'abord nga dem ci station service yi doo mën a am carburant mën nañ aussi ci lu jëm ci maalum courant beeg ak yooyu di ci ay jafe-jafe mais daal état bi ñu ci bàyyi xel te ñu nekk situation boo xam ne aussi dañ koy bàyyi noonu d'autant plus que négociation accepté nañ ko partie accepté nañ ko àllarba danañ toog ñoom commencé seeni négociation ginnaaw Mahanta Gueye ñu diglu kiiti Modou Anne moom nag mooy secrétaire général chauffeur yi xam ne dañoo dem ci grève ci fan yi la ñoom nag lu ñu xam moo di ne banque nañu seen i loxo te bàyyeeguñu seen grève googee wute loolu ak lu Cheikh Diop secrétaire général bu CNTS FC wax nag moom dafa xamle woon ne ñooñee ti grève dinañu bàyyi liggéey dinañ bàyyi seen ñaxtu googee ngir mën a delluwaat seen liggéey waaye kiiti Modou Anne li mu xamle moo di ne fi mu toll nii ñoom dinañu woyal seen grève ndax lépp loo xam ne jëm na ci seen i ñaxtu ba léegi amaguñ ci saafara te Cheikh Gueye googee moom ñoo ngi xool nan la ñuy def ba génn ci syndicat am ndax nee nañu dafa amul benn saafara goo xam ne andil na leen ko ci seen xeex gi ñu teewlu Modou Anne ci téléphone bi. léegi
nag boobaak léegi ñi ngi dégg ne Cheikh Diop mi ngi dem ci média bi naan levé nañ mot d'ordre bi fi mu nekk nii saye jubóo nañu te boobaak léegi ñaari yoon lañ ko gis muy premier jour bi ak deuxième jour bi mu demee négocier ji ñëwaat bi mu ñëwee lam ñu expliqué 6 points lañ doon grève bi mu ñëwee ñetti points la ñu wax ni accordé nañu ko te bi mu ñu expliqué it nee nañ ko loolu d'accorduñ ci biir guddi gi ñi ngi am information que ni am na benn presse bu mu woo ba defa levé nañ mot d'ordre bi te loolu amul suñu taxawaay ak Cheikh Diop mooy que dañu bëgg Cheikh Diop syndicat yu Cheikh Diop lañ bëgg a génn ñi ngi négocier ak yeneen syndicat yoo xam ne nii bu ñu jubóog ñoom soobee yàlla dañuy continuer ñoom xeex bi ba keroog suñu borom di dogal li ñuy dogal du ñu bàyyi li ñuy ñaan benn mooy ci njiit gi mooy ñu woo ñu toog waxtaan ak ñoom parce que dañu jiitaloon ay syndicat te syndicat yi bañ demee indi lu ñu dara ci loo xam ne nii mën nañ ci jàppandu ba mën a continuer suñu liggéey benn ñaareel bi mooy dañu bëgg ñu dugal ñu barème hydrocarbure parce que ñun ñooy mouvementé li nga xam ne mooy produit bi ñun c'est nous les ambulants ñi nga xam ne dañ lay chargé rek buñ mënee fayeeku lenn li yow mi nga xam ne yaa koy yóbbu di moytu kuy tux di moytu nangam ak sam moytu safara ak lépp yor bomb boo xam ne ni da ngay circuler ak moom ci biir dëkk bi kon donc war nañ laa mën a fay yow it loo xam ne nii dina ko jar ñetteel bi mooy dañuy liggéey ba retraité 3 mois de salaire ngay am te loolu it yaakaar naa jaaduwut ci kuy liggéey ci secteur bu mel ni hydrocarbure. ginnaaw kàddu yi Modou Anne yooyee nag kii di Cheikh Diop moom jokkoo nañu ak moom tamit Cheikh Diop njiital secrétaire du CNTS FC moom li mu xam la ne moo di ne ñiiti waa GIE boobee dañuy profité rek ci mouvement yi maanaam grève gi ngir mën a am ay coow yu ñuy yeneen yi ñu yëkkati te loolee moom li mu bëgg mooy ñu bañ faa yegg ndax suñu weesoo ñetti fanu grève yi la loxo yoon mën naa teg loxo ñoom ñooñee mu xamal leen itam ni tey rek ci suba si kii di jëwriñ gi di dénk lépp lu jëm ci mbiru pétrole ak gaz moo ngi doon daje ak ñi nekk ci grève ngir mën a xool nan la ñuy àndee saafara ci mbir yi ñu wax ci leneen lu jëm ci mbirub njàng meek njàngale mi waa syndicat unitaire démocratique ñoom nag lu ñu bëgg mooy ñu bàyyi leen xel bu baax a baax ndax ñoom nee nañu amoon na ay préavis grève yoo xam ne déposé woon nañ ko ndax seen i ñaxtu bëri na waaye dafa mel ne dañ leen faalewul benn yoon ñoom nag lu ñu bëgg mooy ñi nguur gi lépp loo xam ne jëm na ci mbirub yoon te mu nekk lu leen war a mën a dimbali ci seen liggéey ñu taxaw leen ci sudu loolu nag dinañ bañ ko seen loxo bañ a jàngale ci daara yu kawe yi te loolu nee nañ du leen gënal la ñu teewlu Mouhamadou Sall moom nekk membre ci syndicat boobee ñu ci taataan ay kàddoom ci Moussa Fall. suñu conférence de presse bi dañu ko def pour waxtaan ak pour woo gouvernement bi ñu waxtaan ci affaire université yi. jafe-jafe université yi université sénégalaise yi jàngoonteel jafe-jafe yi nag nii la demee mooy li tubaab di wax infrastructure mooy ñu tabax ay université yu doy mooy ñu recruter ay enseignants ak personnel bu doy. waaw jafe-jafe mooy nga am ay infrastructure mooy nga tabax lu ñuy wax campus pédagogique mooy fa nga xam ne da nga ko tabax yooyu fa la ñuy jàngale fa la ñuy jànge loolu mooy te problème bi d'abord il faut ñu am campus comme ni ñu ko amee Dakar parce que Amadou Mahtar Mbow université Diamniadio yooyu yee boo ko xoolee vraiment dafa mujj sax di louer ay kër pour ñu mën a jàngal xale yi loolu du solution mooy nga tabax yu taw nga xam université bi moo ko moomal boppam ñu dugal ci ay recruter ay enseignants dugal ci ay moyens pour xale yi mën a jàng loolu moo tax ñuy wax difficulté infrastructure. ñu jóge ci mbirub njàng meek njàngale mi wax ci mbirub liggéey gi ginnaaw conseil présidentiel bi njiitu réew mi amaloon ay fan yile rek ngir waxtaan xool tamit nan la ñu war a mën a def ba saafara lépp lu jëm ci mbirub ñàkkub xëyu ndaw yi ci bés boobee nag kiiti njiitalu conseil national de la jeunesse ci Khadim Diop yëkkatoon na ay kàddu ci wax la ne ci bërëb yi xam ne ndaw yi dañ leen di jëlal ay décision ñoom dañ fa teewul bu baax moo tax nag dafa bëgg ñu xool nan la ñuy jox ba am ñoom ay taux yu xam ne dinañ ko am mu nekk mbir moo xam ne nag sénégalais yi ñenn ñi rafetlu nañ ko waaye ñoom lu ñu gën a bëgg mooy ndaw yooyee suñu xasee teg leen ci poste yooyee ñu bañ a fàtte ndaw yi xam ne ñoom ñoo tax ba ñu yóbbu leen foofu kon ñu leen di gën di gëstu tey bàyyi xel seeni jafe-jafe ñu teewlu reportage yu Ngor Diouf bi àndi ci ak Augustin Mandan. nes lañ mën a def boo boole ndaw ñi ci bërëb yu ñoo nasee sartu réew mi nekk ab ponk buñ yëkkati ci conseil présidentiel bu ñu génn. war nañu la reconnaître
jàppale la yow it nga ber sa daara maanaam am sa atelier am sa bërëbu liggéey. Samba Diop bég lool ci li ni mel mu jàpp rek ni yile ndaw war nañ xam bu baax li leen di xaar. ñu yàgg a dig lañu te duñu gis li ñuy liggéey wax ji dafa bëri ñoom nañu gore xam ne nekk ay vrais citoyens sénégalais bañ a fàtte xam nga Sénégal dafa gaaw a fàtte boo nekkee ci coono ba ñu teg la ci condition yu baax yow dootoo fàtte sax li la fal waaye da ngay jàpp ne yow ki nga xam te ni moo lay fay weer bi moom mooy sa yàlla contraire que ne yow am na lu nekk sa ginnaaw lu tax nga nekk li nga nekk te yaakaar naa politique Sénégal noonu lay demee kon nañu nekk vrai sénégalais yërëmante bëggante loolu laa jàpp ne moom moo am solo. bi leen ndaw jàpp rek ne ndaw ñi am nañ bu baax seeni place yooyu la bërëb. parce que jeunesse bi nee nañ ñi ñuy doxalee affaire yi baaxul léegi man sama gis-gis mooy ñu jël ci jeunesse bi ay pàcc jox leen ko dénk leen ko ñu xool léegi nag jeunesse bi ñoom bu ñu toogee foofu xool ni ñu koy doxalee bu ñu génnaatee dinañ ne suñu moroomu jeunesse bi lii ni ñu koy doxalee lii ak nii baax na wala lii ak lii baaxul. man loolu laa gis comme assemblée nationale benn député lañ fa am muy kenn ku jigéen ñu koy gis nañ liggéeyam foofu ñuy rafetlu bopp bu baax mais dama gis kay conseil d'administration yi comme ay RTS ak yooyu noonu nga xam ne c'est public foofu jeunesse bi am na fa wàllu ñu jox leen ay poste ñu koy gérer man loolu laa gis quoi. boole ndaw ñi ci instance de décision yi mën na tax réew mi gën a mën a suqaleku. À chaque fois on dit que cette génération là actuellement dafa am beneen vision bu mu am par rapport ak Sénégal par rapport ak Afrique loolu nag dina mën a jàngal mag yu bëri yoo xamante ne dañoo doon dugg ci politique par rapport ak di ci dugg pour ay enrichissement wala kii actuellement y a un panafricanisme bu commencé di développer wu et je pense que ne atout la pour le Sénégal à ce qu'il se développe très rapidement waaw. Les reformulations, les réarticulations. alxames bu ñu génn nii président du conseil national de la jeunesse yëkkati ay kàddu di xamle ne ndaw ñi téeméer boo jël ñaar rek lañ boole ci instance de décision yi li ni mel tax président de la république bugg ci indi ab saafara ngir ay coppite ñu ciy juddu. góor saafara yooyee tax na sax ba njiitu réew mi ba mu noppee conseil national am boobee ab conseil présidentiel am boobee dafa mel ne agence am yi ak yeneen organisation yi ñoom ñëpp a wàccandoo ci terrain bi xool nan la ñuy def ba indi ab saafara ci ñàkkub xëyu ndaw yi loolu nag la ñu seetlu ci yenn gox surtout nag ci booru banlieue bi ñoom ñëpp ñëw nañu laajte wuutu waxtaan ak ndaw yi ngir mën a xool nan la ñuy def ba ndaw yi ku ci ne fépp foo mën a bëgg ak lépp loo mën a am comme formation ñu mën a xool fan lañ lay mën a dugal Mamadou Lamine Fati. xàccandoo dóorandoo rekk mun a tax ñu ut ay saafara ci li nga xam ne mooy xëyum ndaw yi lee loolu la kiy jiite autorité nationale biosécurité xam loolu tax na ba ñëw na ci géejawaay ngir xool li nu mel. gis ne tamit war nañu mën a boolendoo suñu doole yi ñu liggéey ngir population yi et que gis nañ ne li nga xam ne mooy namteefu président de la république muy Sénégal ndaw ñi am liggéey gis nañ ne fii que budul ndaw ñi sax dañuy jël mag ñi ak xale yu ndaw yi. di leen jàngal ci te duñu fay dara di leen former ci diir bu gàtt ba nga xamante ne bu ñu fi jógee maanaam jël seen bopp am loo xam ne dañ koy def ngir am ci seen lu ñu mën a suturloo. bëgg-bëgg autorité nationale bu biosécurité mooy fépp ci Sénégal ñu def ay centre de recherche ak d'essai bu mel ni Géejawaay luñ ci jublu rekk mooy gunge bépp politique bu nguur gi teg bu jëm ci wàllum xëyum ndaw yi lee. loolu nag muy doon liggéey boo xam ne bu am solo la boo xam ne Sénégal jar na ñu wone ko. te itam ñun war nañ ci ñëw jàpp bi ñu waxtaanee bi ñu xoolee def visite bi ba pare bari na loo xamante ne gis nañ ne mën nañ ko defandoo bu ñu ko defandoo ensemble dina gën a ñoŋ dina gën a baax jëm ci population yi. lu kenn man ñaara ko dàq donc loolu la ñu bëgg ngir jàppale réew mi jàppale borom réew mi jàppale suñu bopp itam. dugal koppar jàppale centre de recherche ak d'essai fu mu mënti ne loolu mun naa indi saafara ci utub xëyu ndaw yile rawatina seeni jàng ba am qualification loolu mooy gëm-gëmu coordonnateur national bu centre de recherche ak d'essai bu nekkee ci jëwriñ bi yore jàng ju mag ji ak innovation. mais collaboration daal mun naa xam ni vraiment il faut que ñu joxante loxo comme président mu wax administration surtout administration yëpp dañu war a joxante loxo
pour mën a am ay résultats. saafara yu jëm ci utub liggéeyu ndaw yi ci Sénégal soxal na képp ku ne ci direction yi service yi wala département yi ku nekk sa wàll yaa ngi fexe naka ngay utub pexe ngir ut ay saafara ci li nga xam ne mooy xëyub ndaw yi gannaaw bu ñu tegee conseil présidentiel bu jëm ci wàllum financement xëyu ndaw yi le Fatick ba ñu génnee ci conseil national boobee sax gis nañu ne ñiiti waa DER ak waa PUMA ñoom nag taxaw nañu signé ab convention goo xam ne dina tax ba ndaw yu ak jigéen ñi nekk ci booru frontières yi ñu mën leen a financer moo tax nag ñu génne ab enveloppe boo xam ne lu cay nekk ci koppar ëpp na milliard ci sunu xaalis nekk ab mbir moo xam ne lu ñu bëgg mooy képp koo xam ne doomu réew mi nga rek ak foo mënti ne nga mën a jot ci koppar yooyee ngir mën a am financement te am sa xëy bopp ñu teewlu seen signature convention boobee ko fa newoon di Pape Mbaye Diaw àndoon ci ak kiiti Moussa Fall. jamono ji xëyum ndaw yi doon jubluwaayu ñi nga xamante ni moo di gouvernement bu Sénégal loolu ba moo waral ndaw ñeeg jigéen ñi nga xamante ni danoo nekk ci zone frontalière yi ñoom dinañ am ay financement loolu ba moo tax waa DER ak waa PUMA xaatim benn convention buñ sukkandikoo ci waa délégation à l'entrepreneuriat rapide benn enveloppe bu toll ci milliard ak genn wàll moom la ñu génne ngir financer ndaw ñooñu ak jigéen ñi. convention bi nag comme ni ngeen ko xamee délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes di financer ndaw ñi ak jigéen ñi si lépp luy ñëpp ñuy yëngu si wàllum mbay mi agriculture élevage napp mi ak artisanat kon bu loolu weesoo tey ñun ak PUMA bu ñu lëkkaloo dinañ dugal financement bu toll 1,3 milliard de francs CFA pour jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci zone transfrontalière yooyu nga xamante ne dañu bu ko boole ci financement wu DER yi. ngir rek ndaw ñooñu daal di réussir ci seeni projet waa PUMA di xamle rek ne dinañ leen gunge ci ay formation la coordination le partage d'information. suñu ñaari kuréel yi li ko tax a jóg mooy rek régler jafe-jafe yi nga xamante ne ndaw yi ak soxna yi ñu ngi koy amal ndaw yi am nañu talent lool waaye ñun ñi ñoo leen war a jàppale ngir seen talent boobu ñu am fuñ koy wane ñi nga xamante ne nag ay bénéficiaires lañu daañu leen gunge ci wàllum formation ngir rek yombalal leen nan la ñu mën a gérer financement bi nga xam ne daañu ko jot. des formations et des renforcements de capacités sur l'éducation financière au profit des demandeurs de crédit. waa DER ak waa PUMA di woo ndaw ñi nga xamante ni financé nañ leen ñu liggéey bu baax ngir rek ñu mën a rembourser financement yooyu su ko defee rek yeneen ndaw yi nga xamante ni yor nañ seeni projet ñoom i tamit ñu mën leen a financer. jërëjëf Pape Mbaye Diaw ñu wax ci leneen loo xam ne nag du mbiru financement may la ak jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci mbirub développement communautaire maanaam suqali yenn gox-goxaan yi ak tollole ci biir réew mi ñoom nag démb ca aéroport international Blaise Diagne jot nañ fa ab ndimbal boo xam ne waa royaume bu Arabie Saoudite ñoo ñu ko andil ndimbal goo xam ne rek li ñu bëgg mooy taxawu képp njaboot boo xam ne mbas mi sonal na la wala sax jamonoy mbëkk mi nga amoon ci loo ci sonn wala saxal liiti mbënd mi moom den mu am lu mu la yàqal ñoom nag lu ñu bëgg mooy xool nu ñu taxawoo njaboot yooyu yëpp surtout nag ci jamono ji xam ne ñoo ngi ci weeru koor kiiti Babacar Seck teewee na ba ñuy réceptionné mbir yi. réewu Arabie Saoudite jaarale ko ci centre Roi Salman bi yëngu ci wàllu ndimbal weeru koor bi la tànn ngir dimbale Sénégal ci lu tollook juróom-ñeent fukk ak juróomi tonne ci ay denrées alimentaires. ndimbal bi mu ngi toll ci 95 tonnes ci ay denrées alimentaires lu ci mel ni ceeb diwlin suukar tàndarma ak yeneen loolu nag ñu ngi ko defee ci ndigalu buuru Arabie Saoudite Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. moo tax ñu mën a indi ndimbal bi jëmale ko ci askanu Sénégal lii yëpp buñ ko defee dafa bokk ci lii dëgëral diggante royaume Arabie Saoudite ak réewu Sénégal. ndimbal boobu ñu ngi ko jagleel njëkk ñu loru woon ci mbënn mi ak njaboot yi nga xam ni dañ ko yittewoo. centre Bourou Mack action humanitaire moo ko jagleel population yi nga xamante ne dañoo loru woon ci mbënd mi ci Sénégal pour jàppale nit ñi nga xamante ne dañoo loru woon mais aussi ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw ndax mu dimbali leen ci koor bi loolu moo waral tey ñu ñëw réceptionner don bi lii nag du ne buleet parce que ni ngeen ko xamee Arabie Saoudite chaque fois ci koor gi day indi ay date ay tàndarma yi nga xamante ne Màkka la jóge jagleel ko sénégalais yi nga xamante ne dinañ ko jox famille yi nga xamante ne dañoo néew doole dinañ ko jox mosquée yi dinañ ko jox këru diine yi dinañ ko jox prison yi dinañ ko jox aussi hôpitaux yi.
royaume bu Arabie Saoudite ndiki nim ko daa defee jaglewaat na ndimbal réewu Sénégal fi ko askan bi soxla rawatina ci weeru koor bu sell bi. jërëjëf Babacar Seck ñu yegsi ci tolluwaayu mbasub coronavirus bi le nag ci gaawo ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril gile li ñu jàpp moo di ne si junni ak juróom-benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti test yi ñu def nag jàpp nañ ne juróom-benn fukk rek ñoo ci dellu si nekk ay cas positif fanweer ak ñaar yi nekk ay cas communautaire ñaar fukki yi ak juróom-ñett yi nekk ay cas contact ci nit ñi xam ne nag amoon nañu feebar bi te ñu mën a jàpp ne ñoom wér nañu ci bésub démb toll nañu ci ñaar fukk ak juróom-ñeent benn ñaari nit rek mën nañoo jàpp ne ñoom tamit ñoo génn àdduna ci aljuma jile ci mbasub coronavirus bile nag gis nañ ne am nañu fi mu toll nii nag juróom-ñeenti nit ñoo xam ne ñoo nga ca lalub réanimation ci ñaqu gub bi nag jàpp nañ ne ba mbas bi ba ñu tàmbalee campagne de vaccination beeg léegi ñaari junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti nit vacciné nañ leen ci bésub démb yeggal mbir mi ba mu toll ci 398 109 personnes yoo xam ne nag ñoom jox nañu seen ñaq ci mbasub coronavirus bi lee ñu yegsi ci pàcc gi xam ne ci xibaar gi moom la ñu jox nag lii seen reportage yu koor tey nag lu ñuy waxtaanee daa jëm ci jinjeer mu doon ab mbir moo xam ne dañ koy jëfandikoo mu baax a baax surtout nag ci jamonoy koor gile lan moo tax loolu lu tax nit yi di ko gënti soxla lan moo ban njëriñ la amal yaram loolee nekk ab gëstu boo xam ne suñu reporter bi di Abi Ndiaye defal nañu ko ànd ci ak Augustin Manda. fukki waxtu toftal ay simili moo jot fii ci marché Gueule Tapée bu Médina jaaykat yi ñoo ngi toog di xaar clients yi ñëw ngir jënd li nga xamante ni moom la soxna yi di gën a jëfandikoo ci weerum koor lu ci mel ne jinjeer Sidi Bari di jaaykatu guinéen mi ngi xamle jinjeer bi ñuy wal moom la ñuy gën a laaj. bu dee affaire jinjeer moom lu bu ñu wal bi la ñu gën a taamu te bu fekkee seddaay la ni jinjeer bi du dox noonu tàngoor lay gën a dox bu dee génnu alibar bu ñu wal ba pare ñu ngi koy jaay 400 bu dee libar bi ñu ngi koy jaay 800 kilo 1600 waaye nag bu dee côté dox bi bu ñu wal bi moo gën a dox moom bu ñu walul bi. avant weeru koor bi moom ak weeru koor bi presque weeru koor bi la gën a dox avant weeru koor bi. lu ko sori tuuti marché Tilène ñu fekk fi beneen jaaykat di wuyoo ci turu Serigne Diouf mi ngi xamle jafe-jafe yi mu jànkonteel ci njaayum jinjeer. waaw ci wàllu jinjeer bi affaire yi de wax dëgg yàlla alhamdulilah mi ngi xew wala de la ñuy yëngu des fois nag jafe-jafe yi mooy frontière Guinée bi ñu tëj des fois bagage yi pour mu ñëw problème lay doon. loolu laay moo ci xaw a am jafe-jafe quoi xam nga dañuy wiide ba Bamako te gars yi loolu yëpp gars yi dañ koy dagg ci transport bi loolu mooy problème yi. Mintu Sila moom mu ngi toog fii di xaar commandam di xamle itam ferñeent yi nekk ci jinjeer waaye itam di digle soxna yi demee ci nànk. yàgg naa kaa utiliser du tey yàgg na depuis presque ay 15 ans yooyu maa ngi koy utiliser mais ni ma koy utiliser xam naa ne lu baax la ci yaram. baax na trop ci yaram am na ay bienfaits mais nag pour di ko utiliser boo ko naanee une semaine par exemple wutil beneen produit beneen jus nga naan ko parce que di ko naan tout le temps bu yàggee da lay indil yenn problème daal parce que jinjeer dafa am acidité parce que boo koy naan tout le temps bu yàggee mën na la jeexal takk xam nga li ma la wax parce que loolu dama ko dund daal da lay jeexal takk. weeru koor di weeru jàmm waaye itam di weer woo xamante ni soxna ñi dañuy faral di jëfandikoo lu bëri jinjeer ndax ferñeentam. mbokku jaañeen ñeeg jegeen ñu def ndànk bon ci jus jinjeer ji suñu ndogo ba noppi ñu yegsi nag ci beneen ponk gi waajal jeexal xibaar yi muy article de la semaine tey nag El Hadj Malick Cissé dafa dem seeti ji directeur publication bu Walf Quotidien Seyni Diop ngir waxtaanee lu jëm ci mbirub liiti garab yi xam ne dañ leen dugal ci biir réew mi te nañ leen dugalee baaxul mu nekk ab coow boo xam ne nag tax na ba juge juróom-ñetteelu cabinet bi teg ci mandat de dépôt ñi xam ne ñoom la ñu
ñu tagugum loxoy tuuma waaye kii di directeur publication bu Walf Quotidien li mu gis moo di ne faw ñu xool responsabilité yi ku nekk lam ca war ñu wax ko kooku la ndax sunu santé surtout nag lu jëm ci mbirub santé publique dafa nekk loo xam ne waruñu ko fooyee benn yoon mu nekk ab gëstu boo xam ne El Hadj Malick Cissé defal nañu ko ci article de la semaine ñu teewlu. mu nekk directeur de publication bu xolom jeex tàkk moo tax mu jël xalimaam di naqarlu lu jëm ci wàllum garab yu bon te ñu ci teg loxo sax bërki dem ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril le juge bu 8e cabinet placé leen sous mandat de dépôt mu nekk ñaar pharmaciens yi ak chinois yi ci laale. titre bi de boo ko gisee ab yuuxu la rek pour wane ne daal vraiment am nañu lu naqari ci li nga xam ne ni gis nañ ko fan yi ñu koy wax ci réew mi mooy ay garab yoo xam ne ni du garab yu baax ñu koy jox ay doomu Sénégal ñu koy jël di ko consommer di ko utiliser te ñoo xam ne nii dañoo am problème mu wér-gu-yaram ñuy seetaan ñu leen di jox ay garab yoo xam ne garab yu baaxul la garab yu bon la yoo xam ne ni mën na faat seen bakkan loolu vraiment bi ñu ko gisee mu nekk au devant de l'actualité sénégalaise dañ gis ñu xalima ñu dénoncé ko daal di ne wax ne lii moom jaaduwul te waruñu koo seetaan état bi am na ci ngandi part de responsabilité même si quelque part ñu ngi saluer travail yi ñi nga xam ne ñooy force de sécurité yi nga xam ne ni ñoom ñoo démantelé affaire bi ba finalement yàlla suturaal nañu ba am na population yu bëri du ñu jël garab yooyu donc ñu ngi leen di jaajëfal ci loolu noonu mais état globalement am na ci une part de responsabilité boo xam ne nii bu graaw la quoi. bi ñu génnee article bi daal am na ay lecteurs Walfadjri boo xam ne benn góor la gu ñu naw sax bu woon nañu sax daal di vraiment daal ñu félicité ci loolu ne ñu daal am na mbokk boo xam ne ñàkk na ko ci loolu ndax dafa dem jënd benn médicament bu accessible médicament bi déclenché ko benn crise bi bu cardiaque bi finalement yàlla suñu borom moom ko ci loolu jaaral la ci loolu moom ko donc loolu mu koy rafetlu suñu liggéey ci loolu di wax ne vraiment phénomène bu graaw la boo xam ne nit ñi dañuy jël ay problèmes yoo xam ne yu mineur la di ko def di ci wax guddeeg bëccëg alors que lii moo jar wax mais nag lii li mu jar wax it ay nit a ngi ciy wax pendant des années indiwul dara tekki mujjul fenn chaque année problème bi ñëwaat ñu waxaat ci tuuti mu demaat. bile mbir di menacer suñu wér-gu-yaram moo tax ay daan yu diis foog ñu koy faral di am saa yu lu ni mel amee. sur tous les plans la mooy secteur boo dem domaine boo dem la plupart du temps da ngay gis ay njuuj njaaj wala dara wala ñu wax ko wala la presse génne ko mu leer mais sanction du mujj am loolu it la ñu gis ci affaire garab yi. nit ñaa ngi wax sanction gisaguñu sanction yoo xam ne yu dissuasive la yoo xam ne nii ku ko gisati dootoo ko defati mais Sénégal ngay gis réew moo xam ne ni dinañ ko jàppale ci faux monnayage ay centaines de millions ou bien des milliards de francs CFA en euros ay kilifa yoo xam ne sax ay ndaw réew mi lañ ñu jàpp leen ci mais après nga jékki-jékki gisaat leen ci mbedd bi sanction yoo xam ne du mujj fenn da ngay dégg ñu tànqal benn ministre ne waaw Prodac jël lañ fa lii wala lëlee wax beneen secteur du mujj fenn et affaire garab nag moo gën a bon parce que garab baadoolo yi ñooy accéder ci garab yi nga xam ne nii mooy faat garab yu bon yooyu ñun ñi nga xam ne ñooy baadoolo yi ñun ñoo ci accéder ñun ñoo koy jënd te bu ñu demee ba pharmacie wóolatuñu dem jënd ci pharmacie jënd fa garab boo xam ne nii wóor nañu ne garab yi yu baax la macha allah dans ce cas réew mi war nañ ci tiit ndax pharmacie ndax docteur yi bind garab yi fi mu toll nii gis nañ ne garab yi pharmacie yi jaay parfois yenn pharmacie di jaay waxuma pharmacie officine privée yi mais dans les officines publiques am na si garab yoo xam ne ni ñoom dañ ciy dute ba parfois boo nekkee malade dañ naan la demal ci pharmacie yi ci biti nga jënd fa butéelu perfusion wala leneen parce que xam nañ yooyu ñoo gën a baax sachet yi nga xam ne ni yenn officine publique yi moom la ñuy jaay te loolu vraiment voilà quoi lu ñu metti la. su weesoo état bi opposition bi tamit kenn demul ñu des Seyni Diop bu Walf Quotidien di naqar lu baax a baax seen tekkaaral ci mbirum faux médicament yi. lu ñu metti la lu ñu naqarlu la te lu ñu jaaxal la parce que opposition rôle am mooy melewu ci actualité lu xew ci actualité opposition war na ci joxe son point de vue bu nguur gi di rectifier mu rectifier waaye dañu jaaxle ci lu ñu gis ne problème bu day ni santé wu Sénégal yi problème day ni affaire médicament muy prise boo xam ne bi section urbaine def bi yoon c'est à plusieurs milliards de francs CFA yoo xam ne nii loolu la garab yi di jar ay garab yoo xam ne ay dañ la koy perfuser ay seringue wala ay glucose dañ koy dugal sa yaram
mu doon loo xam ne nii scandale bu mag a mag a mag a mag la yàlla suñu borom def ñu koy wax ci réew mi pendant une semaine journalistes yi di ci wax waaye kenn déggu ci leaderu opposition yi daf ñu xaw a jaaxal dafa mel ni comme santé wu sénégalais ñoom intéressé wu leen intéressé mooy seen position politique ak seen i querelle entre politiciens moo leen gën a intéressé que nga wax lii nga xam ne nii mooy njariñu sénégalais yi ndax mooy seen kaaraange mooy yor seen wér-gu-yaram donc loolu lu ñu jaaxal loo xam ne nii vraiment gisuñu dégguñu ci Ousmane Sonko mu wax ci dégguñu ci ku mel ni Thierno Alassane Sall la République des valeurs mu taxaw wax ci dégguñu ci ku mel ni Malick Gakou mu taxaw ne wax ne lii jaaduwul wala dara donc du loolu ay pratique la yoo xam ne nii sénégalais yi waruñu dégg opposition rek ci ay problèmes yoo xam ne yu leen intéressé la ñaan nañ ñoom aussi opposition bi leen taxawal ñi mu am opposition parlementaire à l'Assemblée moom opposition boo xam ne it bu ñu gisee loo xam ne nii jaaduwul wala baaxul ci réew bi ñu taxaw dénoncé ko ba nguur gi jël ci matuwaay. responsabilité yi foog ñu taxaw si seetlu bi nag douane ak DPM di direction de la pharmacie et du médicament ku nekk yaa ngi joxoñ sa morom. ñun ñëpp ñoo gisandoo Sénégal ñuy delloonte ku nekk responsabilité donc loolu lu ñu nax la lu ñu ñaawlu la ndax benn état bi la ñuy servir ñoom benn drapeau bi la ñuy servir donc. ay démembre mbaawu état lañ war na organiser wu ba nga xam ne nii bu responsabilité amee dinañ xam ne responsabilité bi fii la nekk mais loolu nag li muy wane te di ko feeñal di ko fësal ci réew mi encore mooy problème mu coordination te problème coordination boobu yaakaar naa ñàkk premier ministre bokk na si li ñu ko yóbbee. ministre de la santé et de l'action sociale àdduna si fan yi ñu génn Abdoulaye Diouf Sarr ni état wu Sénégal dina jël ay responsabilités am ba lépp lu ci war dina ko def ba lu ni mel du amati ci réew mi. article de la semaine ñu àndoon ci ak El Hadj Malick Cissé mu dellu si woon ci lu jëm ci mbirub garab yi xam ne dañuy dugg ci biir réew mi te jaaruñu ci yoon ñu yegg si ci ponk gu mujj gi nag ci seen xibaar muy li yéen kaay xëye ñu ànd ci ak santam mi ñu ko jàngal. alxamisi Macky aljumaay Mimi Samba Kappa jigéenam woon duwul guddi ñi toll la ñuy jaaru ab taal diggante ba ma ngay gën di ñagas lépp rek bàyyi ko ci wàllu ko xëyum ndaw ñeek la ko sottal ak lañ ci nasoon ne ay pexe barka démb ca jam ñaaju doon ko waxtaaneek mboolem wàll yu ko seex ci kilifteefu ko njiitu réew mi loole nag bu dee ay dogal yu ñu daal di xaatimloo kii di yilimaanu jëwdin ji fi woon soxna Aminata Touré taal na ko mu tàkk jëppet yi ni kaay gi di Sud Quotidien ne Aminata Touré kay ma ngay jàngal président Macky Sall ak nag jubbanti ko ci yoonam jàpp ne kon mooy na ko bu yàgg ndax it nag fa mu ko fas yéene jaare ba nisram googile daal di ontu xanaa dañ ko ci xelalul wala sax amul ñum ci daal di waxtaan ak nekki di président Macky Sall Aminata Touré mooy addu ba tey ci yéenekaay gi di Sud Quotidien ana naka la fi mën a fekkee ay ndaw yoo xamante ni li doon nañu daan seen doole te gisatuñ fuñ ko mën a defee ndax nag ñàkk nañu seenum xëy loolee mooy li mu waroon a lijjanti ba noppi doog a jublu ci leneen yëfikee day xaw niroog sax jël saret bi takk ko ci kanamu nag yu muy xëccu te loolee moom kenn mësu koo gis ci àdduna Aminata Touré ne président Macky Sall na waxaat leneen askan wi su fekkente ne la muy wax dëgg la ci moom ki caaxaanul ba guuxi le xam moo di maire bu diwaanu ko Ndar Géej càmmiñal Mariam Faye doon Mansour Faye ak ndaje ga woon ci jam ñaaju laas yéene kaay nañ jaw ma ngay wédee desaw xambin ndax it nag kii di jënd yi dañ ko wàllu dem bekk dikk bi ma ngay aalu rek ginnaaw bi nga xamante ni am na ay kilifa yu ko bëgg a jaxaseek dawalkati jagartaay ci réewum Sénégal ba doon yàqapa daram ci kanamu njiit réew mi ma ngay xëy rek watali travaux ngir sangu ba set laas yéene kaay dégtal leeral yu bàyyi ko ci Mansour Faye di xam le ne ñeent téeméer rek juróom fukki millions yu ñu nattaloon ñi di dawalkati jakartaay yi ma nga tëdd ca trésor waa ji ñuy wax Obey Sagna nag kenn du moom lu jig njaag te njaak moom la ndax it nag moom moo andi ak njumte ak lëj-lëj ci digganteem ak njiit réew mi càmmeñal Mariam Faye Sall di leeral ba tey ne ñeneen nag mënoon nañoo àddu ci coow li ba mu des gouverneur yu Tambacounda Thiès Diourbel ndax démb képp la ñu jébbal seeni kayit kenn gënu ci yées diwaanu ko Fatick ba tey jile la nga xamante ne santoon nañ ko ci wàllu ko liggéey bi ak tolluwaayu ko dawalkati jakarta yekk ku ci nekk la nga war a am amul dara loo xamante ni sottal na ko ba teg ko ci seeni yoxu bala lépp di sotti moom boo moytuwulee àdduna tukki ñeel ndaw ñi nga xamante ne ñi ngi fabu rek mab watali tugal jaare ko ci géej gi Libération yi ni kaay xëy dégtal la ci xibaar bu raglu te daw yaram lool ak ñetti gaal yu di yóbbaale lu mu gàtt-gàtt téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay bakkan yu kenn mënul gis seen nupp bàmmel yéen kaay gànd ci ak naqar bi muy nattali jéye junne mel ak nañu ko waroon a moytandikoo toll nañu ci ñaari fan yoo xamante ni ña ngay dem ak dikk ci seen nupp réer te gis ñu leen mënoon a wàllu waaye dañoo lank kàndaaral ne duñu sowe seen nupp bakkan benn yoon ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooy wattu wàllu ko géej gi ak
kaaraange ga ci aju mu toll tey ci ñaar fukki junni ay doom aadama yu réer na mes na mentang ci biir géej gi ci atum 2014 ba ci suñ jonni yàlla tey ñu ci ëpp dooni ndaw Afrique gi ñuy bàyyikoon kenn ëppalewu ci réewum Sénégal Ndakaaru ba kee dugg gis fi essence wala gasoil boo sol sab oto jafe woon na naki démb Le Quotidien yéenekaay xëy dégtale ab grève bu transporteur yi ci wàllu ko hydrocarbure soobu naki démb amoon yéene daal di koy dàbbali waaye mujj nañ caa deltu gannaaw lépp rek mi ngi sottee ci ay waxtaan yuñ ci daal di lal bokk na ci la leen xirtaloon sàkku ci ñi nga xamante ni ñoo leen di liggéeyloo ñi gën a am ko wegeel jëmale ko ci ñoom ak nag syndicat bi nga xamante ni ci la ñu daal di bootu gën leen a may xel ndax it nag lay seeni tawatake njàmbat jàpp nañu ne yóbbuwuñu ko ci kaw ba ak saafara mën caa am naam deltu nañu gannaaw waaye ñi ngi may nopp ak gët ñi nga xamante ni ñoom ñoo di seeni kilifa ñi gaaw andi saafara ak dal ci jafe-jafe gu ni mel mën a coow watale arène nationale mbër mi fi woon Tigre bu Fass doon nappa gisaane kat ci lamb ji ñu dëgmal diggante Modou Lo ak Ama Baldé ma ngay artu di xamle ne kii di Modou Lo nag duul Tapha Tine kon Ama Baldé war naa jël ay matuwaayam lépp lu combat bi laaj mu def ko Gris ak Reug Reug nekk na combat bu waa axlu lamb di war a béggee jàngat na ko ba junj ko kii di Gaston Mbengue ngir mu tëgg ko Forza moom ma ngay avertir Pakala ne ndamam lay jël si ci bu koy neex ba mu koy naqdi sant ko gërëm ko bu baax moom aja sant topp ci yéenekaay yim ñu jàngal mbokk yi ñu tëj xibaar bi rek ak fàttali ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril la woon ci atum 2017 jaay ñaar fukk ak benn ci ay jigéen yoo xam ne nag ñoom ñoo ñàkkoon seen bakkan ci guddi googee foofee ca Bettenty ca Sine Saloum mu nekkoon ab bés boo xam ne nag tiis rek moo amoon foofee ca gox ga ndax ginnaaw ba ab gaal goo xam ne daa defoon lu toll ci juróom-ñaar fukki nit ñu jóge woon ay jigéen yu jóge woon ci seen i liggéey doon ñibbisi ci guddi gi nag seen gaal ga suux ñaar fukk ak benn ñàkkoon ci seen bakkan mu doonoon loo xam ne war nañ koy gënti fàttaliku ñaar fukki fan ak benn ñeent ci weeru avril ci atum 2017 ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril ci atum 2021 mbokk yi xibaaru tiis googee rek xanaa moom la ñu doon tëjee seen xibaar yu njolloor yi ñu leen andiloon Cheikh Zana Fall nekkoon ci micro bi di sant bu baax di gërëm Babacar Faye mi ne woon ci son bi ak ci montage ba Abdourahmane Ly ci technique bi ak réalisation bi ak kii di Ramatoulaye Sall Diop moom mi nekkoon ci réalisation bi aussi ci machine yi di leen sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm ci ITV